mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si ñàkkum ndox bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci yenn ci ay gox ci Ndakaaru yu ci mel ni nag fi nga xamante ne moo di ñaari benn tali Arafat bu Grand Yoff di ay gox yoo xamante ne askan nga fay yeewoo ñoom nag ñu ne sonn nañu ndax ñu ngi dund ci ay jafe-jafe rawatina nag ci jamonoy koor gi nga xamante ne moom la ñu nekk daan ci ànd ak Ngor Diouf ci reportage ci biir xibaar yi. ci biir xibaar itam daañu wax ci saafara yi nga xamante ne moom la ñu bëgg ngir indi ko ci ñàkkum xëy bi nga xamante ne moom moo sonal ndaw ñi ci réewuk Sénégal ak bëgg-bëgg président de la République Macky Sall ba mu am indi si saafara wala nag ñu fas yéene taxawal ay bërëb yoo xamante ne dañu fay tàggat ak itam xeltu rawatina nag lu soxal ndaw ñi ngir ñu amub xëy ci njàppandalu ministère bi nga xamante ne moom la ñu denk lépp lu jëm ci wàllub njàng mu kawe mi ak wàllub tàggatu bi mu lëkkaloo si ak centre recherche essai bi nga xamante ne moom moo nekk ca banlieue bu Ndakaaru rawatina ca Géejawaay ci biir xibaar itam xam ngeen ko tey di gaaw nañu koy faral di defee ayu bés gu jot article de la semaine tey nag article de la semaine di delloo njukkal doyen des juges Samba Sall doyen des juges ñu fàttali ne mi ngi làkku juróom-ñetti fan ci weeru avril atum 2021 jaar-jaaram ak journal Direct News mi ci dellusiwaat ci xalima directeur de publication bi Pape Diogay Faye dina laaj ak tontu dina dox diggante ak El Hadj Malick Cissé ci biir article de la semaine ci biir jotaay gi ponk gu mujj gi daañu ànd ak moom Assane Top ñeel ponk gu mujj gi li yéene kaay yi xëy fësal tey ji yemook gaawoo fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. mbokk yi gannaaw wañu leen nuyoo jotaay gi dañu koy doore ak ñàkkum ndox bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku jamono ji ci yenn ci ay gox yu ci mel ni benn tali ak fi nga xamante ne moo di Arafat ca quartier Grand Yoff ñu ngi fari fi nag ci Ndakaaru ñoom nag jamono ji askan nga fay yeewoo bu ñu sukkandikoo ci seen kaddu jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel ci bu tupp ndox rawatina nag ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi ci jamonoy koor loole nag la ñu daal di xamle ci reportage bu Ngor Diouf. ñàkkum ndox di wéyandi ci ay gox fii ci biir Ndakaaru ba tey usine benn tali ñàkk ndox tere leen nelaw guddi yuñ toll nii lu ëpp ñetti weer lii di ndox gis ko fi doon lu jafe. ñun ça fait 6 mois léegi amuñu ndox waaye fan yi da cee raw ndax daraan siit sax 1h du matin nga toog ci taatu robinet bi ba fajar mais ñuy nodd fajar mu tëj mais fan yi moom siit sa da koo defut ñu gën a sonte ñun si camion citerne yi ñun suñu problème mooy daf ñuy romb rek ñun daf ñuy romb ñun xamuñu lan la moo tax sax tey ñi xëy baare woon tali beeg yëpp. donte ndox mu ngi ñàkk ci bile quartier waaye nag facture yi wàññeekuñ benn yoon. bërki démb facture yi 66000 lañ ñu andil suñ compteur principal te ñun 15000 francs rek lañ doon fay tey ki doon relevé sax bi mu ñëwee dama doon xuloo ne ko ñun amuñu ndox mu ne guddi gi day ñëw duñu am dara te dañuy woor ba ngoon dañuy mujjee sax suñ koor gi sax doo xam sax lan la da ngay sonn daal vraiment sonn nañ ñu dimbale si ndox on est fatigué vraiment dara. gannaaw usine benn tali Arafat Grand Yoff di dund lu gën a metti benn robinet askan gu bëri di si sukkandiku fii nag am fi ndox jafe lool. depuis xëdd ba léegi ñu ngi fi di rang di utu ndox mun ñoo fexe ba am te ñoo war a togg ndogu lu toll ni weeru koor waroo mën a ñàkk ndox daal waaw. duñ jot a togg dañuy wër ndox ba sonn duñ jot a togg dañuy rang ba sonn ndox bi du ñëw duñ ñëw dañuy am ñii duñu am. ay weer a ngi nii usine benn tali Arafat Grand Yoff di dund ñàkkum ndox mu tar rawatina ci biir koor gi askan bi di dund jafe-jafe di sàkku ci gouvernement bi wala autorité yi ab njàppandal ngir li ni mel ñu mën ko saafara.
Ngor Diouf ñu dem wutali ca Joal foofee nag la ñu fayu ndax waxtaanee di nappkat yi nga xamante ne dalal nañu seenub jëwrin di Alioune Ndoye jëwrin bi nga xamante ne moom lañu dénk wàllub napp gi ak koom gi nga xam ne mooy bawoo ci géej gi nappkat yooyu nag am porox ndool ngir becc jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel ci wàllub napp gi bokk na si nag itam ñu indi saafara ci gaal yi nga xam ne ñooy bawoo ca biti réew di napp ci waaxu Sénégal yi ak naka la ñoo mën a def nag ba daal di cay joyanti bu baax ñu teewlu si suñu naataango ba ñu teewal ca Mbour Géej di Muntaga Kana. mooli Joal yi ñu ngi takk ay moto yu xonk ñu mere lool nag kilifa yi nga xamante ne ñoo ŋànk napp bi ci seen gox seen gisee ak jëwrin bi yore wàllu napp gi xawoon na jafe lool ndax gendarme yi taxawoon nañu seen diggante ak ministre bi waaye jëwrin bi le mujj na nangut waxtaan ak ñoom li ñu wax ci ay jafe-jafe nag bari na trop wante liñ ci jàpp rek mooy ñu ne bateau yi dañuy daal dee napp ay yoos te loolu baaxul ci géej gi. am na bateau yoo xam ne dañuy napp yuus la ñuy jàpp fii ñu koy jàppee fii dañuy ser bu ñu seree bateau yi 6 mois lay def ci ndox mi bu ñu taalee seen lamp bi dañ koy tegal ay lamp jël ton bi dañ koy toos xam ngeen liy toos dañuy dëbb jën ba mboq ñu defal ko jën bi jënu ton boobu bu ñu ko nappee 6 mois bu bateau bi feesee dem beneen bateau mooy ñëwaat bu ñëwee day fay ay lampam ba géej gi buy fees day dem di dem ba taf ko rab bu ko géej gi tafee bateau boobu xool day taal ay lampam bu ñu demee ba timis gi maasee mu taal lamp yi bateau bi ñëw beneen bateau ñëwaat jën boobu moo tax suñu jën bi du mos a wàcc dañ koy kar ci géej gi bateau yaa ngi koy kar ci géej gi. moom jëwriñ bi yore wàll napp gi moom wax na ne bateau yi doonuñu dara ci yile jafe-jafe. gis nga wax nañu waxi bateau boo xoolee ci benn at bateau yi wàññeekoon presque fanweer ak li ci teg ñu xam ne ñu ngi ci yoonu defaraat saytuwaat tegaat li mbir yi ci yoon jàpp ni nag itam bateau yi fukk ak juróom ci téeméer bu ñu wàcce ci jën ñoom fukk ak juróom rek lañ ciy wàcc kon liy yàqu itam dañ koy xool ci secteur artisanal liy yàqu ci secteur artisanal bëri na te nag bu ñu bëggee defar nag moom wax naa ko fu ne dañuy xoolante ci ay bët waxante dëgg dut baaraam li nga xam ne loolu yàq waaye sa bopp di metti ngay faj sa tànk doo ñeneen ñi nga xamante ne yëkkati nañu jafe-jafe ya ñuy jànkonteel ci seen liggéey ci kanamu jawriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu napp gi di Alioune Ndoye di nag soxna yi nga xam ne ñoo nekk ca Joal Fadiouth di nag liggéey si lu jëm ci wàllu keccax géej gi ñoom nag itam bu ñu sañoon ñu daal di gën a joyanti seen liggéey loolu nag la ñu xam ne ñu teewlu leen ci micro Muntaga Kana. nemmeeku xool sama mbokk yi nga xam ne ñooy yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu pêche aquaculture ak économie maritime. fii ñu ngi may laaj ni site de transformation la ay soxna yi fi liggéey ñu bokk ñu ay actrices yu am solo ci li ñuy liggéey ñun te dem nañ sax ba tey ñoo ngi laaj loo xam ne day mandargal seen liggéey maanaam benn carte professionnelle boo xam ne femme transformatrice yi dañ koy am fii boo ko xoolee mooy li ma fi gis mooy li ma gis ci yeneen sites yi seen i soxla benn la ku leen dimbali ci ay clé de séchage la ku leen dimbali ci financement ku leen dimbali ci ay bac isotherme yu denc seen i jën ku leen dimbali ci ndox mi parce que souvent dañu am problème ndox donc wala yenn saa éclairage yooyu yëpp ak sécurité yenn saa mu am site yi am problème sécurité donc yooyu laa dégg ci ñi ma seeti ñëpp. Bamba Fall maire bu Médina moom nag la mu soxla ñu daal di ko ci taxawu moo di nag kër yi nga xamante ne jamono ji sa Médina seenu pam melokaan jéggi na dayoo lim gi nag mi ngi toll ci téeméer ak fukk ak ñaari dëkkuwaay moom maire bu Médina Bamba Fall ne nag bu sañoon ñu daal di koy dimbali ba mu daaneel yooyu le kër laata musiba di am moom nag yëkkati le kàddu na mu ko daan defee tey ji nag ñu teewlu ko ci micro Abdourahmane Licha. muy demandé ministre bi ak maire Dakar devant les journalistes. Médina tey ñu ngi ci 112 bâtiments yoo xam ne bu nawet bi ñëwee ragal nañ ne genn wàll gi na daanu rey ay nit may ñaan ñu bañ a xaar mu rey ay nit luñ ci mën dimbali ma ñu daaneel bâtiment yooyu ndax seen borom jot nañu kayit yëpp jot nañu autorisation de démolition am na ñoo xam ne jot nañu arrêté de péril kër yi fi ñu toll ñoom amuñu doole daaneel ko te mairie bi bëriwul doole kon maa ngi ñaan ville de Dakar di ñaan ministre bi di ñaan préfet Dakar lu mu gën a gaaw balaa nawet bi loolu ma mën a dimbali ba ñu daaneel kër yooyu. maire bu Médina Bamba Fall yëkkati le kàddu ci jamono ji nga xamante ne nag jëwriñ bi ñu denk wàllub urbanisme sumb na nag ab liggéey bi nag mu jagleel ko gox gu nekk ci ay njeexitalu ay bés gu jot daal di koy gën a yàññal maanaam def li nga xamante ne moo di jële fa lépp loo xamante ne ay salte la waaye nag gën kaa yaatal désencombré ko loole nag la ñu doon liggéey ci njeexitalu ay bés gi ñu tàmbali ko nag ca commune bu Médina du ñàkk ñu dellu siwaat si ci nu mu gën a yaatoo ak
fa suñu reporter Abdourahmane Ligia laataa ñu caa yegsi ñu àddu nag ca Kaolack ak ñàkkum xëy mi nga xamante ne président de la république Macky Sall woote woon na ci ngir rek ñu def xool naka la ñoo def ba indi ci saafara ca Kaolack nag ñu ngi fay def ay jéego ndax juróomi téeméer liggéey yoo xamante ne emploi direct la ak junni ak juróomi téeméer yoo xamante ne emploi indirect la fas yéene nañ kaa taxawal ca Kaolack fii lekk weeru juillet bi ñu dëgmal loole nag bawoo ci ki nga xamante ne moo di homme d'affaires bi di Baye Ciss mu ko daal di xamle la mu xamle itam moo di fas naa yéene nag def kéemtalaay kàttan ba ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca Kaolack daal di amub xëy li ni mel itam mu amal ko ci ab waxtaan boo xamante ne sekk na ko ak waa 3FPT ak ñi nga xamante ne ñoo di conseil régional bu jeunesse ñu teewlu si suñu ndaw ba ñu teewal ca Kaolack ndangaan di ab Adama Sara. gannaaw ay at yi nga xamee ne door na ko ay projet fii ci diwaan bu Kaolack homme d'affaires bii di Baye Ciss nag nee na day noppi na ngir nag li nga xam ne moo di projet yooyu la mu door ko ci weeru juillet bi ñu dëgmal moom nag muy xamle ne lu toll si juróomi téeméeri xëy dina ko amal. On est pratiquement à 500 emplois. On est à près de 1500 indirects xam naa yaa xam ngeen luy indirect kii livré ganaar yi kii livré yàpp bi ñooñu c'est des emplois indirects n'est-ce pas parce que kooku yaa ngi ko jox liggéey muy rey nag di ñëw di la jaay ci supermarché bi voilà donc kii transporté gasoil bi jógee Dakar di ko indi ci station yi kooku yaa ngi ko jox liggéey. kuréel gii nga xamee ne moo di 3FPT nee nañ de noppi nañ nag ngir gunge ndaw ñi ci wàllu formation bi. nekk tàggat yoo xam ni ci diir bu gàtt lay nekk ndax ku ne xam na ni président Baye Ciss boo ko déggee da ngay xam ni il est dans l'action donc ku bëgg a ànd ak moom ci liggéey foog nga réactif donc day nekk formation yoo xamante ni ci diir bu gàtt lay nekk mais également mu nekk ay formation yu pratique nga xam ne bu ñu ci jógee rek ki bénéficier ci formation bi dina am en plus xam-xam bi maanaam mën-mën bi daf ci nekk lu am solo. fii ci diwaan bu Kaolack nag ndaw ñu bari ci wàllu dawal lii di moto Jakarta la ñu yëngu loolu nag tax na boo tàmbaleeg yile projet nag dina tax rek boo ñi nga xam ne ñoo di ndaw ñi mën a am xëy bu ñu sukkandikoo ci waa conseil régional de la jeunesse bu Kaolack. comme ni ngeen ko xamee phénomène u Jakarta bëri na ba nga xam ne nekk na métier boo xam ne jeunes yi ñu ngi ci aventuré wu mais du métier boo xam ne wóor na. métier yi nga xam ne tey jii moom mooy permettre jeune bi mën a am maanaam daan dooleem ba pare am li mu bëgg ci dundam mooy mu am métier bu décent boo xam ne dina ko permettre mu mën a donc gérer dundam ci jàmm ak salaam donc loolu aussi day tax jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci secteur boobu ñu jéem leen orienter vers la plateforme pour que ñu mën a saisir yenn métiers yi nga xam ne dinañ ko am foofu. ci fàttali nag bile projet ñu ngi ko xayma ci 10 milliards ci suñuy koppar. Adama Sarr ñu waxtaanee ba tey lu soxal ndaw ñi ak ñàkkum xëy mi ndaw yi nga xamante ne nag dañuy amub lijaasa waaye nag duñu mën a am xëy ñoom ñooñu nag jamono ji ñuy xamle jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel diggante nag wutum stage ak li nga xamante ne moo di wutub xëy lépp nag ñuy sàkku ci kilifa yu Sénégal ñu daal di cee indi saafara reportage bu Abi Ndiaye. am xëy ci mim réew ci jamono mbas mi doon na lu jafe ci ndongo yi. ñu fekk ko fii ci Liberté 6 ndongo bi mu ngi wax jafe-jafe yi muy jànkonteel ngir am xëy. def naa ko comme jeune yëpp de parce que boo commencé jàng juste boo commencé jàng comme fii nii dañ la naan dañ lay exiger stage moo tax suñu CV jël nañ ko déposé nañ ko fi nga ko war a déposé yëpp mais sans réponse benn réponse laa am si ma jotee déposé yëpp te depuis janvier la ba léegi waatuñ ma état mu ngi permettre rek mu ngi permettre di wax ay xaw ma 50 milliards xaw ma ñaata mais duñ si gisaat dara. problème Sénégal dañuy wax dara ba ñëpp kii ko mais buñ demaatee 2 jours 3 jours une semaine ñu fàtte ko. beneen ndongo bi itam di ñu xamal ni xëy na situation bi dina soppeeku. J'ai eu beaucoup de difficultés précisément moi en venant ici au Sénégal pour avoir des emplois, c'est-à-dire depuis en première année j'essayais de trouver un emploi mais bon c'était un peu difficile par rapport à la langue. Étant étudiante j'essaie de voir ce que je peux faire pour améliorer cette situation. L'État devrait essayer de voir la situation, revoir les situations des étudiants, ceux qui ont des diplômes déjà, d'essayer de les employer avant qu'il y ait des chômeurs. Je suis un peu découragée, mais je pense que ça va changer. Le changement arrive, ça changera. ci gis-gisu taskat xibaar bi te itam di jàngalekat di wax ni dañoo war a gën a tàggat ndaw ñi ñu demal seen bopp. dañoo war a changer waat jàngal ndaw yi ñi nga xamante ne nan la ñuy demalee sa bopp
également ndaam financement yi baax na mais le secteur informel maanaam ñi nga xamante ne ay menuisier ay tôlier te ñooñu chaque jour dañuy créer di tijji ay entreprise ñooñu war na leen gën a mën a jàppale te waruñu yem ci jàppale sax dañoo war a xool dañoo war a jàngat wax jeunes yi aussi yi nekk école métier yooyu ngeen gis aussi nekkul métier yoo xamante ne dañ ko war a xeeb. wut xëy doon na lu metti ci ndongo yi fii ci Sénégal donte sax njiitum réew mi teg na ay jéego ngir jële fii ñàkkum xëy mi. Abi Ndiaye jéego yooyu ñuy gis njiitu réew mi Macky Sall daal di koy teg commune bi nga xamante ne moo di commune bu Médina Chérif ñoom nag ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax jamono ji la ñu xamle moo di nag ña ngay sàkku ci ndaw yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofee rawatina ca bassin bu Anambé ngir rek ñu xool naka la ñoo mën a def nag ba mën a daal di profito ci li nga xamante ne moom la commune ba daal di lambo ak lii di jumtukaay ya ñu fay nemmeeku ngir rek ñu mën a daan seenu doole li ni mel nag ñu ngi ko xamle ñu teewlu si suñu naataango ba ñu teewal foofee nag di Seydou Diatta. dogal yu nguur gi jël ci janom bu mujj bi ak askan wi ngir mottali mbébétam ñeel xëy ndaw yi ak mbégte lañu ko dalal ci commune bu diwaanu Médina Chérif rax dolli askan wi yeewoo ci gox boobe fësal nañu seen jàppal tànk njiitu réew mi Macky Sall ngir àggal yéenam ñeel sukkali réew mi. président Macky Sall déglu na leen te def na loo xamante ni loolu lañu xaar ci moom maanaam yëkkati 350 milliards ñu jagle ko ci jeunesse sénégalaise ndaw yi sénégalais yi loolu musul am ci Sénégal loolu moo tax nag man maa ngi woo sénégalais yi notamment xale yi jeunes yi nañu ànd ñun ñëpp ñu liggéey Sénégal ñu profité nag ci financement bi. moom Mamadou Ganou ak ñu mu àndal xamle nañu ne benn réew mënta sukkaliku ginnaaw jàmm moo tax ñu amal ay ñaan. am na loo xamante ni du aada Sénégal du cosaan Sénégal ci culture ci politique ci leneen ñu ngi profité ci occasion bi pour wax ni xale yi Sénégal li gën a am solo mooy nañu waxtaan nañu am ay comportement boo xamante ni day tax sénégalais yi di mun a ànd di mun a liggéey suñu dëkk ñoom ñëpp ñoo war a ànd. Sénégal xamul violence te li am fii nii ñaan naa yàlla fekk fii la yem ci Sénégal ñu ànd ci démocratie mooy lan élection présidentielle su jotee nañu dem élection ku gagné ñu xam ne kii mooy gagné ñu bàyyi ko mu gouverner ku perte na def ci opposition. ci diwaanu Médina Chérif lu ci ëpp ci komba ngi bàyyeeku ci wàllu mbay ak càmm gi moo tax ñuy sàkk ci nguur gi mu dooleel xeetu yëngu-yëngu yooye ngir sukkali gox bi. Seydou Diatta jawriñ bi nga xamante ne moom la ñu denk wàllub njàng mu kawe mi ak lu jëm ci wàllub gëstu gi lëkkaloo nag ak ñi nga xamante ne moo di centre recherche essai bi nga xam ne moo nekk ci Géejawaay ñoom nag daal dañoo lëkkale seenu doole ngir xool nees def ba indi saafara ci ñàkkum xëy bi nga xamante ne moom la ñuy nemmeeku ci ndaw ñi waaye itam gën a ñaax ndaw ñi lu soxal wàllub entrepreneuriat ngir rek saafara mën a daal di juddu ci ndaje boobee nag daal nañoo fësal ne daañu taxawal ab centre boo xamante ne lañ ci fas yéene amal moo di tàggat ñi nga xamante ne moo di ndaw ñi waaye tam gën leen a may ñu daal di xeltu lu jëm ci wàllub entrepreneuriat ca banlieue bu Ndakaaru suñu ndaw ba ñu fa teewal di Mamadou Lamine Fatija. tàggat bu ñuy def ndaw yile doon na li nga xam ne soxal na bu baax a baax centre de recherche et d'essai bu nekk ci Géejawaay ñoom lu ñu bëgg rek mooy ñu taxaw ci utub saafara ci ñàkk xëyu ndaw yile. gannaaw ban dégloo appelu président de la république jamono yële si ginnaaw mu ne dama bëgg kat képp koo nga xam te ne yaa ngi nekk Sénégal bu ñu utiliser sachet plastique parce que gis nañ lu muy def si environnement bi ñu ne ñun dinañ xool nan la ñuy répondre à l'appel du président de la république créer benn atelier tuddee ko donc promotion de l'utilisation des emballages en papier si lañ jël ay ndaw former leen initier leen ba tey outil nañ leen ba tey je pense que avec l'appui du ministère bu ñu jotee ay yeneen jumtukaay dina mën a développer unité ba nga xamante ne ay emballage en papier kese lay def bu ko defee fii Guédiawaye dootuñu utiliser benn sachet en plastique. donc si biir atelier yi aussi am na benn atelier bu ñu wax sérigraphie numérique
bi nga xamante ne lépp lu nga xamante ne tirage la rek avec l'ordinateur dañ koy def. ngir gunge ndaw yi ci wàllum formation ak jóg liggéeyal seeni bopp ministère bi yore mbirum enseignement supérieur recherche ak innovation sukkandiku ci direction bi yore mbirum recherche ak innovation bëgg teg ci réew mi yëpp ay centre de recherche ak d'essai yi nga xam ne dina yombal bu baax a baax ndaw yi ak jigéen yi le ñu mën a am formation. boo jàppalee benn jigéen rek jàppale nga au moins fukki nit ak juróom yoo xam ni yu bootu ci ginnaawam lañ jeunes yi ñii jàng nañu di wut liggéey ñi jànguñu mais ku ci dem ci benn CREI wax li nga xam ni moo la gën a ñor moo leen ko jàngal soit ci ñetti weer bu dee dafa am loo xam ni dafa nekk lu war a xóot lool loo xam ni ci ñetti fan mun na leen la jàngal boo xam ni boo góorgóorloo tuuti ëllëg mun nga jógal sa bopp wuti quelques moyens ces moyens yooyu ñun dañ ci jéem a def lu ñu mun. mu jàpp moom mooy que département bu nekk dinañ góorgóorlu ba mu am centre bu ni mel dinañ jéem a sax xool ci commune bu ci nekk c'est bu war na ma 300 yu am ci réew mi ñu góorgóorlu ba at yii di ñëw mu am centre. ñi nga xam ne ñoo nekkee ci centre de recherche ak essai bu nekk ci Géejawaay dalal nañu directeur bi yore mbirum recherche ak innovation ci benn séminaire bi nga xam ne ñoom def nañ ko ci wàllum sérigraphie waxtu ji nga xam ne CREI ibbi na opportunité yi nga xam ne ñu ngi koy may ndaw yi ak jigéen yi le ñu dem ci wàllum formation bi nga xam ne duñu fay dara. Mamadou Lamine Fati ñu wax ci tolluwaayu mbas mi ci réewuk Sénégal bésub tey nag xayma bés bi daal di fësal ne lu toll ci juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo génn yees nag amee doomu jàngoro bi di coronavirus ci junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari doomi aadama lu toll nag ci fanweer ak juróom-ñeent ñoom ñoo ci ay cas communautaire ñu xamul fa ñu jotee ci mbas mi fanweer ak benn ñoo wér ci bile doomu jàngoro fukki doomi aadama ak juróom-benn ñoom ñoo ne ci ñett ñoo ci ñàkk seen bakkan démb nag ci aljuma ji yemook fukki fan ak juróom benn ci weeru avril atum 2021 ñu waxtaan ci leneen ak juma bi nga xamante ne moo di juma ya Point E ak liggéey yi nga xam ne sumb nañ ko fa démb nag la ñu daal di tàmbaliwaat liggéey bi ngir yokk bile juma gën kaa yeesalaat nag loolee nag waral ñu daal di janook taskatu xibaar yi bokk na ci nag waa ITV ñu xam ne nag liggéey bi ñu ngi ko fas yéene amal ci diiruk ñaari at ki yëkkati ay kàddu di El Hadj Malick Fall moom mooy président association solidarité musulmane ñu teewlu ko ci micro Rokhaya Bassène. liggéey bi rek liggéey bi nga xam ni mag ñi moom lañ dooroon mag ñi ñoo dooroon mo fii doon dara pàkk la woon ñu def ko ba mu toll nii ñun li ñu sas rek mooy ñu gën ko yaatal pour ñëpp mën ci xaj ak it ñëpp ku nekk gis ci sa bopp ci biir jumaawu mosquée Point E mën naa wax sax complexe Point E complexe islamique parce que am na mosquée am na aussi école te ñoo ngi mbébét def fi école coranique boo xam ni am version externe ku bëgg sa doom jàng alxuraan ba wàcc di def mën a ñëw yàlla nañu ko yàlla àggale ak jàmm ak salaam comme ni ñu ko gisee ci mosquée yu bari mosquée bu nekk généralement day ànd ak école ñun li ñu bëgg mooy mu nekk école boo xam ni nañ fiy def une éducation religieuse au vrai sens du mot te kooku di dellu sargal sunu imam yi parce que ñoom ñoo jël projet boobu jàppal ko seen bopp ñoom ñoo nar ñëw di jàngale am na ci ñuy jàngale fiqh ñuy def tafsir discipline bu nekk am na fi li ñu bëgg rek mooy ku nekk day jël benn pàcc ñu door ko ba mu àgg ñu soog a àgg ci beneen bi fonction boobu loo xam ni ça fait partie de nos objectifs du bureau actuel pour dire nous voulons remettre la fonction delloowaat fonction éducation religieuse ci biir mosquée bu Point incha allah. koppar yi commencé budget 300 millions la koppar yi commencé na dugg moom laa doon wax sànq di nuyu di jaajëfal waa mosquée Point E parce que bi ñu ko waxee ni ñu gisee ñu taxaw ci su daggul léegi yëf yi sotti incha allah tey di gërëm autorités yi ndax ñoom ñëpp ku nekk jàpp na ci sans compter autorités yi nga xam ni fii lañ dëkk ci biir Point E seen loxo jógul ci liggéey bi yàlla leen yàlla fay. dina yaakaar nañ daal fii lu yées ñaari at incha allah dinañ ko pare. ñu
fàttali ne teg xeer gu njëkk gi nag amal nañ ko démb ci aljuma ji gannaaw jullik tisbaar bi ba tey ci xibaar yi ñu àddu ci wàllub tàggat yaram ak combat bi nga xamante ne dina dox ci diggante Boy Niang 2 ak Balla Gaye 2 kon démb la ñu daal di xaatim li ni mel ki amal li ni mel nag bi le combat di Gaston Mbengue moom moo ko fas yéene tëgg gannaaw nag ba mu tëggee ci lu yàggul dara diggante Diène Kaïré ak Modou Anta ndam li Diène Kaïré jël ko ci kaw Modou Anta waaye tam diggante ki nga xamante ne moo di Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène ndam li Lac de Guiers jël ko ci dogal boo xamante ne mi ngi bawoo ci arbitre bi ñu fàttali ne kon combat bi de Gaston Mbengue moo ko daal di tëgg kon atum 2022 la ñuy daal di sëgg bëre kii di Balla Gaye 2 ak Boy Niang 2 kon ñu xuus ci xibaar yi léegi na ma leen ko junjee woon di article de la semaine nag tey di delloo njukkal ki nga xamante ne moo di juge Samba Sall doyen des juges ñu fàttali ne mi ngi làkku juróom-ñetti fan ci weeru avril atum 2021 waral nag jamono ji lii di journal Direct News daal di koy delloo njukkal dellusiwaat nag ci jaar-jaaram ak liggéey bu am solo bi nga xamante ne jot na ko amal ci réewuk Sénégal. Directeur de publication di Pape Diogay Faye moom nag moo daal di àddu ci li ni mel ñu teewlu Serage Malick Cissé. Charismatique doyen des juges Samba Sall ku ko nekkoon la mu marqué taxawaayam ci wàllum yoon ay dossier yu tàng jër nekkoon na ci bureau te yooyle dossier fësoon lool ci presse bi. moom dafa dugg dans l'histoire juge Samba Sall et malheureusement ni mu jeexalee nekk na lu metti mais dugg na dans l'histoire. L'histoire retiendra quand même qu'en 2021 ku ñuy wax Samba Sall yoroon na dossier bu am solo ci biir dossier boobu jotu koo yeggali mais yàlla sunu borom jël ko nit ñi nag di ci wax lu nekk mais li ñu mën a retenir ci moom mooy gor moo tëdd waaw gor dëgg moo dem. waaw xamoon naa ko jokkoon nañu sax ci semaine yooyu mais ku am fulla waaw ku am fayda ku gëmoon li muy def aussi waaw gëmoon na ko et puis amu ci woon sikki sàkk c'est-à-dire du woon koo xam ne ku ragal la woon ku ñimee woon li muy def la nekk magistrat bu mu yàgg nga bàyyi dem dooni avocat kon kooku xam nga ne du xaalis la doon wut si magistrature parce que fële ko ëppoon mais pour servir réewam bëggoon droit bëggoon li muy def tax na mu ñëw nekk magistrat ñu ràññee ko ci nag. Direct News yamul foofu di fàttali ay jaar-jaar yuy am ci diggante politique ak juge te yooyu la jaar-jaar am na si nga xamante ni sax askan bi xamu ko ndax devoir de réserve yu magistrat yi nekk na lu leen di gàllankoor. boo xoolee Youssou Ndiaye bi muy jël mbir mi bi Kéba Mbaye démissionné moom il a préféré bàyyi démissionné mais imaginez Youssou Ndiaye bu démissionné woon moom it ne oh non lii mënuma ko jot parce que proclamation résultat la fa lañ toll woon opposition bi di menacer di wax ne dañuy taal réew mi su fekkee ne nangam ak nangam di attaquer le président du conseil constitutionnel ak les sages imaginez Youssou Ndiaye à l'époque bañoon kon régime bi daanu Sénégal dugg dans le chaos parce que ñaari président conseil constitutionnel la yu démissionné ndoo ak kenn ku faatu mais ça pose problème su boobaa régime bi day daanu mais courageusement Youssou Ndiaye def ko jël bi ko Abdou Diouf di wax ne ko dama la bëgg mu ne ko foo ma yóbbu ma dem mu ne ko amul problème courageusement jël ko rendre le droit Cheikh Tidiane Diakhaté amul luñ ko yàqul woon ak les 5 sages xas leen menacé de mort dañuy taal réew mi nangam ak nangam élection yi jàll Macky Sall bokkoon na ci ñi nga xam ne ñu ngi ko doon ngañ
ak les 13 opposants yi nga xam ne bokkoon nañ ci coalition boobu waaw mais ñooñu keroog bi ñuy def prestation de serment li leen Cheikh Tidiane Diakhaté wax man foogoon naa ne politique yi jëlee nañ ci leçon mais malheureusement jëlewuñ ci dara. ñi yëngu ci wàllum politique ñu ci bari di xool nu ñuy nasaxalee institution judiciaire mu nekk lu doy waar ci gis-gisu directeur de la publication bu journal bi yamul foofu mu ni àtte bu ñuy àtte politique yi warul tax ñu ñàkk di ormal magistrat yi. exemple Khalifa Sall ñu ne bi ñu xoolee dossier yi enquêté y a eu de fausses factures yoo xam ne bañ ko remonté ki ñu wax ne moo ko jaay kooku nee na du jaay ceeb jaayu dugub waaw mais bu fekkee ne loolu am na juge bu téye dossier boobu mais du gis politique moo toog jàkkaarloog moom un citoyen lañ ko indil nit koo xam ne kii nee nañ lii la def ñu produire ay documents su fekkee ne loolu moo nekk ci biir document am yi mais kooku xam nga du la bàyyi nga dem mais tout le temps dañuy bëgg yenn saa yi attaquer le président de la république wax ne moom moo ma def nangamal moom moo ma bëgg a tuumaal moo bëgg def ni doo gis benn politique bu ñuy jàpp même loxo ci poos mu nangu tuumaal nañ la cela ne veut pas dire que yaa ko def mais quand même bu la justice woowee am naa yaakaar ne da nga war a dem wuyu ji ba pare ñoom ñëpp boo xoolee ñoom ñëpp benn lañ ci fànn boobu koo ci ne nangam rek mu ne def ma bëgg faagaagal nangam xam nañ ne man je suis un candidat sérieux et que mën naa nangam waaw loolu aussi dafay am yoo xam ne yi il faut ñu bàyyi ko comme ça sunu justice bi mën a def liggéeyam. doyen des juges bu premier cabinet boobu le poste ñu bëri teg ci seen gët waaye ki war a wuutu Samba Sall war na nekk magistrat bu am fulla am fayda naka noonu mu am expérience. yorul dossier yu ndaw c'est le doyen des juges dossier yu ponkal la daan yor yoo xam ne yii tey bu ci àndul ak sagoom àndu ci ak xelam ak xelaatam mais mën na basculer réew mi mais courageusement la jël ba pare boo xoolee même ñi mu jox mandat de dépôt dañ ko respecté soo dégloo Assane Diouf wala nga déglu Guy Marius Sagna du moins ak ñeneen ak ñeneen da ngay ñëw mu dalal la waxtaan ak yow ba ci Sonko moom deful témoignage certes mais am na avocat bu wax ne daf ko daan abal sa jaadaam bu bëggee julli mu julli ñu toog waxtaan am na juge yoo xam ne sañoo leen laaj loolu dañ la ko dul may sax mais pour won la rek moom ouverture d'esprit ak aussi dal gi mu dal mais loolu moo tax remplacer ko du yomb magistrat bu am fulla la war a doon am fayda am expérience ba pare nag ay naataangoom wekk ko parce que boo jëlee ku naataango yi wegul liggéeyam du neex liggéeyam du yomb mais foog nga jël koo xam ne même bu amul unanimité parce que nit amu ko mais nga jël koo xam ne kii wekk nañu ko ñi muy liggéey dool wekk nañu ko bu baax a baax ba pare aussi koo xam ne mën na dalal aussi xelu sénégalais yi parce que xam nga réew ñi ngay àtte buñ la wóoluwulee sa àtte du am solo. dawul coow ci xët yéenekaay bii di Direct News ni Samba Sall servir na bu baax justice ci réew mi ñu ko doon woowee bàcc ay dossiers yu tàng jër la gérer ak responsabilité naka noonu ak éthique. mu ne woon njukkeel bi Direct News doon delloo njukkal juge doyen des juges Samba Sall mi làkku juróom-ñetti fan ci weeru avril atum 2021 ci biir article de la semaine ci xalima Pape Diogay Faye di directeur de publication bu Direct News laaj ak tontu dox diggante El Hadji Malick Cissé ñu yegg si ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si li yéen a kaay xëy fësal tey dañ ci ànd ak Assane Top.
sënu mbalit bi àdduna bi jàppee réewum Sénégal lam-lame amu ci lépp dal nay leer ak li nga xamante ni moom moo fi jaaba jonge ci wàllu ko garab yu bon yi loolee nag du fi gulétu kem ni ñu ko nemee ko fan yile jëm ci tonu garab yi nga xamante teg nañu ko loxo ca Padoua Libération yi ni kay dafa dal di toppandi loolee xam la ca biir ak biti yi ni kay gi ni yëf yi nag mi ngi tàmbale woon ni ki ñaar fukki fan ak benn ci weeru mai ci atum 2019 ak kër gi di Dayko mi nga xamante ne mi ngi fi doon amal ab liggéeyam ci wàllu guni mel doon ay mbuxam ak ñaawteef ci wàllu ko njaayum garab te tiitu ci rafo ci ba niki benn fan ci weeru ko janvier ci atum 2020 bari woon na ay pharmacie yoo xamante ni ni li moom moo leen doon baaxee garab ya ñuy jaay ak ay clinique ci réewum Sénégal ba ci sax ay hôpitaux mu doon tamit garab ya nga xamante ne ña ngi leen yebee woon ci réew mi Chine ci ndimbalul kër gi ñuy wax société Zimin ak lum ci mën di doon bu fekkee dëgg rek la ñu bëgg lépp daal nay leer yu ni kaay gi di source aané kër gu mag gi ñu wóolu ba dénk ko lépp lu di wàllu ko garab moo taxaw temm ngir rek toroxal askanu Sénégal naxasa seen wàllu ko wér-gu-yaram ndax it nag garab yu bon yooye ba mu fiy dugg si amul dara lu mu ci daal di umpale lépp ci ay gëtam la jaar doole ko ci tamit mooy ki nga xamante ni moo ko daganal si fe ko ci wàllu ko kayit booba tey mu di ko fi jëfee balaa lépp di leer yu ni kaay gi di Vox Populi yi waa douane ña ngi ciy ragg seen upp dar gën a taqal kër gu mag gi nga xamante ni mooy saytu wàllu ko njaayum garab doon DPM ak nañu ubbale yoon wi kër gi di Dayko saxlu ngir mu doon ki nga xamante ni wàllu ko marché bi ci garab da koy aakimoo kenn du ko jatank ba di ko andil ay jafe-jafe ak lu ko soob ci wàllu ko garab moo xam buy faat wala buy faj dara la ci dul seet lu dul nekkoon na ci am alal ju takku lool ak ñi nga xamante ñoom la koy séddu doon ay doomu Sénégal yu bàyyiwul xel benn yoon seenu askan ñeel wér-gu-yaram gi nga xamante ni war nañ leen ko fàggandikul ak ay kilifa yu yaafus lool moo taxit coronavirus bi duñu baal yi ni kaay gi di source aané ñett doom aadama la ñu ne ñoo daal di faatu ginnaaw rek ba nga xamante ne jël nañu ay ñàkk mu doon it xibaar bopp waa kilifteefu kër docteur ci kàddu ko docteur Ousseynou Badiane ñu dénk programme élargi de vaccination dàq nag ba mu set wecc la mu jàpp mooy ne kon tombe waral ay gaaf rek waaye nag ñoom amal nañ ci seen upp liggéey ginnaaw rek ba xibaar bi wasaaro la ñu gis mooy ne kon ñooñi dee moo dikk rek daal di leen di yóbbu waaye laalaalewul lenn ci li nga xamante ni moom moo di mbirum ñàkk yi nga xamante ni dugg si na ci réewum Sénégal doon AstraZeneca wala Sinopharm loolee na leer ci bopp askanu réewum Sénégal mbir moomee tamit yéenikaay gi di l'Observateur ma ngi ciy daal di luqarti ay mbóot xëy ko weer ci xatam wu njëkk ak njuumteek gaaf yi nga xamante ni jawriñ ji ñu dénk wàllu ko wér-gu-yaram amal na ko ci liggéeyam ginnaaw rek ba mu fi tàbbale ñàkk yi ngir aar askan wi ci loraange yi nga xamante ni mën nañ koo am ñeel mbas mi la di Covid-19 yéenikaay gi daal di feddaliwaat ay gëstoom ak ay xibaar yi nga xamante ni jot na koo am leeral ne fu nekk nag lay ay xoqatal bàyyi ko woon ngir rek ñi daal di dakkal seen wàllu ko liggéey waaye nag ñoom nee nañu duñ ci deltu gannaaw lu toll ci tarfatal ay ni dañuy feddaliwaat seen upp mbind ne nag wàllu ko ñàkk yi am na ay njeexital yu mu def ci dundu askan wi loole ña ngi ko daal di firnde lekk pa xayma dem na ci juróom fukk ak ñett ci ay doom aadama yoo xamante ni ginnaaw ba ñu ko jëlee yóbbuwaat nañu leen hôpital ngir rek ñi daal di saytu seen wàllu ko wér-gira am na ci juróom ñeent yoo xamante ni ñi ngi woon ci diggante dund ak dee ñett moom jot na ñoo ñibbi barzaq ñi teg serengal yeeg doom yi ci suuf nga ba yéenekaay gi di Sud Quotidien dugg en classe waxtaane wàllu jàng ak jàngale doon fànn gu nar a laati gaaf ak lompoñ su fekkente ne jéemuñ ko tatafu jël ci ay matuwaay ci teel niki kon fan yi la ñu dëgmal app ba nag soreetul niki ñaar fukki fan ak benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar la ñu dogal ne ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa G20 lépp lu ñu dégg ñoom la ndax it nag fas yéene wu ñu fas xànc ak morom buñ ci yeggee ci fan bu njëkk bi bu ñu liggéey yenn waxtu yi dañu daal di teggandi lépp ci suuf doon ëpp débrayage fan ba topp ci talaata ji doon àllarba ñaar fukki fan ak ñaar xel daju sax ñu teg seen tànk ci l'école bi ndax it nag ñoom waa G20 dañoo jàpp ne kilifa yi dañ leen di doyadal ak it nag di tànqam lu lay seeni tawat ki njàmbat boobu ba tey ñi leen koy yeggee ñi sàkk seeni nopp ngir rek bañ ci indi ak saafara loole moom la ñu ne bocc nañu seen gànnaayal xare fa seen ni ci amalap jaamarloo ak it nag seeni naataango yu ñu ne dañ leen taajoon ci kaso bi ginnaaw yëngu-yëngu ya amoon ci réewum Sénégal ñi daal di leen di yeewi loolu tamit daañu ko laawale ci seen xeex bi lay yoon malaga enu yoonu arène nationale sunu lomb yéenikaay xëy dégtale mbégteek bànneex ñeel ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa amateuru lamb ak combat bu mag ba ñu doon géntu sotti na ci ndimbalul Gaston Mbengue ab suukaru koor la kay noonu la ko daal di dégtale ci mbind mu xonq mu doon combat bi war a dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang 2 ñoom ñaari mbër yi nag seen upp nataal yéenikaay gi daal na koy dégtale Balla Gaye numéro 2 ab kurfañ gu mu jëmale ci tuñal Boy Niang 2 moom adversaire am bi nag seetaan na ko ngir rek daal di
di fente booba lépp dank fanaanal Balla Gaye numéro 2 ni ki mu war a dajeek nag jot na koo xelil benn pakaasu fa fonde kon faw mu daal di koy tollantiwaat Boy Niang 2 meniku naan noppeegu ta doon ñeexum ñebbeem kenn amul dara loo xamante ni dana ko ñaan kii di Balla Gaye numéro 2 keroog ci combat bi nag mën naa dem ba fileek janvier ci atum 2022 ak lum ci mën di doon lamb gënu ko rëy doon gis-gisu Aziz Ndiaye. Assane Top sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñu programme jotaayu njolloor si fii la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wéyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.